mbokk ITV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu comme ni ñu ko daan defee tey nag di sunu première émission gam-gamle ci ITV di émission boo xam ne comme ni ngeen ko déggee gam-gamle mën naa indi tëkkale li nii war a mel ak li nii war a mel loolu yëpp dinañ ko indi teg ko ànd ceeg nag sunu ay invité ñu ngi fii nag ci musée civilisation noire bi nga xam ne moom laay wax ne Sénégal indi na démb ndax ku bëgg bañ a fàtte da ngay dellu démb fii la ñu toog tey di leen gërëm di sant directeur bi nga xam ne moo ñu baaxee ñu mën ko fee defee waaye am fi nag ay invité bi njëkk bi di sunu kilifa le colonel Momar Gueye mi nga xam ne di écrivain ñu xam ko bu baax colonel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ngagne di rafetlu lool invitation bi di ci am mbégte ndax yow ñëpp xam nañ la ci réew mi te fuñ la fekk yaa ngi defar ak di jéem a jubal kon nag toog ak yow ci plateau bi la mbégte la doon ci man. jërëjëf colonel Momar Gueye di écrivain xam-xamam màcc ci lu bari ci dundinu doomu aadama feggoog nag Daouda Thiandoum moom nga xam ne mooy chef de service aménagement et développement territorial région Dakar maanaam loolu ci xar kanamu Ndakaaru li ko war a yànjal li ko war a defar fu nit ñi war a toogee ni ñu war a dëkkee lii moo war a am fii kii lañ ko dénk ci Ndakaaru Thiandoum maa ngi lay nuyu. jërëjëf sëñ Ngagne maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mon colonel nga xam ne tey ñoo bokk plateau bi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di wax sama cawarte ñëw fii tey mun naa wax représenter agence nationale de l'aménagement du territoire nga xam ne ki nga xam ne mooy suñu kilifa muy monsieur Mamadou Djigo agence boobu nag dafa bokk ci ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire di rafetlu jotaay bi tey ndaxte waxtaan dafa jot pour que ñu jéem a changer comportement yi pour Sénégal ni mu mel nii ñu changer xar kanamam. loolu moo tax ñu dem nag dem seeti ñoo xam ne ñii seen xam-xam dafa màcc ci li nga xam ne moo njettamal Sénégal moom lay wax mooy lu jëm ci wàlli mbalit ak wàlli encombrement ak tamit cadre de vie boo xam ne bii dina permettre d'abord parce que dina ñëw ci kanam ak Daouda Thiandoum mu wax ñu naka la ñu war a toogee colonel Momar Gueye dina ci indi xalaatam waaye dañuy seeti Madani Sy di technicien de surface ci li nga xam ne mooy toujours affaire mbalit mi ak encombrement bi ñu déglu ko dellu soir. damay faral wax ne dëkk bi saltewul mais yenn nit ñi ñoo salte su ma ko waxee mu am ñu mer parce que dafa am li ñuy tuddee une indiscipline notoire caractérisée d'une certaine frange de la population ñoom ñooy tuur dugub ci mbedd bi ñoom ñooy tuur ndox ci mbedd bi ñoom ñooy gaanuwaay ci mbedd bi ñooy lépp daal ci mbedd bi lañ koy defee. ñi ngi naan Kigali moo gën a set ci Afrique mais ñooñu fii la ñëw jàng malheureusement Sénégal ñoo dàq séminaire on a fait que du bavardage suñu paree résolution yi dañ koy jël dugal ko ci tiroir yi or que ñeneen ñi dëkk dans les pays limitrophes suñu ñëwee Sénégal dañuy jàng ne nañ Sénégalais ils sont très forts dans les séminaires ils sont très forts dans les propositions mais suñ ko paree duñ ko appliquer ñoom nag dañ koy jël appliquer ko seen dëkk. ba pare aussi population yi dañ leen yar tey li xew Rwanda 20 ans moo andi résultat yi maanaam tey dafa am une éducation bu war a am environnementale au niveau maternel d'abord pour que xale yi approprier wu le changement de comportement xale yooyu ñooy doon mag ëllëg xale yooyu nga xam ne tey 20 ans après ñooñu tey ñoo fexe ba seen dëkk set mën na am fii ci réew mi mais fii on ne fait que de la politique fii fan yi lu xew affaire pétrole lañ lay wax ñun nit ñi xam li ñu tal. lekk ak naan lañ tal mais fexe ba aussi seen réew ñu jox ko ñi nga xam ne ni mën nañ ko gérer de telle sorte que tey population duñu am lu leen naqari mais su fekkee ne yow sa wàll bopp mënoo fi jëlee mbalit mi su fekkee ne yow sa wàll bopp ñay liggéey seen xol seddul su fekkee ni état bi tamit amul ay interlocuteurs maanaam day mel lu ñu tuddee gestion taf yëngal donc je pense que tey les responsabilités sont partagées. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités locales, que ce soit au niveau des populations ak ñun acteurs yi donc loolu moo tax ma ne la foog ñu def benn ndëpp boobu nag mooy tax ñu am li ñuy tuddee un schéma directeur ñu ne par exemple à l'horizon 2040
lii lañ bëgg suñu dëkkuwaay set mel mais Dakar rek du Sénégal dugal dans les capitales régionales lan moo lay tertu booy dugg ci dëkk mbal mii nekk ci aux abords des trottoirs. Donc je pense que tey pour que ñu am Dakar bu set pour que ñu am Sénégal bu set faut que ñu am lu ñuy tuddee un changement de comportement responsable à tous les niveaux pour que suñu bëggee Sénégal naat suñu bëggee vraiment suñu dëkkuwaay yi set. jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi ñu dégloo Madani Sy di technicien de surface ak li nga xam ne moom la rango yëpp ci li nga xam ne mooy ñu yor mbiru mbalit mi gis nga bokk na ci cadre de vie mooy mbalit mi fan la war a nekk fan lañ ko war a teg nuñ ko war a def loolu yëpp wax na ko colonel lan nga jàng ci li nga xam ne Madani wax na ko. jërëjëf Alaaji Ngagne maa ngi nuyu bu baax itam Daouda Thiandoum mi toog file nga xam ni c'est un cadre supérieur ñëw di waxtaan ak ñun ci li nga xam ni moom la ko nguur gi sédd ko fa mu nekk aménagement du territoire pour ñu mën waxtaan ci mbir mi li kii wax Madani Sy yàgg naa ko déglu dafa nekk liggéey bi nga boo xam ni liggéey bu am solo la maanaam di tonni mbalit di setal béréb yi mu nekk liggéey bu jafe am ay métit yu ci ne yoo xam ni la nga xam ni moom lañ leen war di fay day mel na lu xeebu lay doon ndax liggéey ba am na coono ci biti nga koy defe buy tàng ak buy sedd lépp di nga ko def am na itam maanaam loo xam ni loraange lay doon ci biir liggéey bi ndax mbalit ku ci liggéey rek na nga xam ni boo aarul sa bopp dana am ay gàllankoor yoo xam ni mën na la dal yu mel ni ay feebar ak yu demee noonu kon leneen li mooy ni worma gi nga xam ni nit ñi war nañ leen ko jox li nga xam ni war nañ leen ko jox muy seen gëdd maanaam kenn waru leen xeeb kenn waru leen sànni baat boo xam ni bii baat bu ñu rafetluwul la ndax liggéey bi ñuy def liggéey bu am solo la kon li mu wax métti li ko ci niñ leen war a fonke jàpp leen noonu yaakaar naa ni war nañ ci di bàyyi xel man daaw naay def ñi daan ñëw di tonni mbalit sama buntu kër su ma amee 1000 francs wala leen lu ma am rek ma may leen ko mu nekk pourboire ndax day mel ni boo demee ci restaurant ka lay ñëw di la indil nga lekk ba suur boo fayee ba pare da nga koy jox pourboire waaye ñii mérité nañu pourboire loo xam ni sax bokkul ak seen li leen di jox kon Alaaji Ngagne jàpp naa ni war nañu seetaat ñii seen toogaay niñ leen yi war a yore niñ leen war a jàppe niñ leen war a aare yére yi nga xam ni moom la ñu war a sol ba nga xam ni lii nga xam ni moom la ñuy tonni du jur ci ñoom loraange wala feebar wala lu demee noonu. mën naa jàpp ne daal ci cadre de vie ak aménagement territorial ñi nga xam ne ñoo yor mbiru tilim ak mbalit dañ leen war a teg ci condition yu dëgër. dañ leen war a teg ci condition yu dëgër laata sax ñuy agsi ci ñoom war nañu waxtaane ñii tilimal ndax ñii tilimal ñoo gën a garaaw ay mbir ndax réew dafa war am noo xam ni moom la askan wa war a tooge boo nekkee béréb ku ne war na fa mu ne mu fexe ba setal ko su ko defee rek ñii seen liggéey dana yomb waaye bu fekkee ni bu bëccëgee ñu ñëw tonni jël mbale mi def ci camion yi dem yóbbu bu guddee ngay xool ay nit ñu liggéey ci ay magasin wala ñu am ci ay table wala yu demee noonu bu ñu paree ramasser yëpp juug ci tali ba soo leen waxee ñu ni ah non ñun dañuy fay suñu juuti Alaaji Ngagne fay juuti du la may droit nga def lu la neex ci mbedd mi fay juuti boobule yow da nga war setal da nga war sellal ba pare boo wàccee fa ngay liggéeyee man dem naa ci yenn réew yi gis naa ko dañuy bale ba mu set ñu dugal ko ci mbuus teg nga xam ni
ñii yore camion yi mën nañoo sol costume ni Daouda Thiandoum mi toog ba pare dem di liggéey boobu. waaye Sénégal koo gis rek yaakaar na ni mbedd mi mbeddum buur la ni ñu koy waxee fu lu la neex sànni fu la neex sànni ku la wax nga xas ko oto yi sax ñoo gën a mën a tilimalati oto yi. am na bés ma jóge sama kër di génn Dakar ñëw ba buntu Pikine benn oto bu rafet jiitu ma jékki-jékki rek mu jël benn mbuus ni ko xër sànni buntu Pikine ci goudron bi ma klaxonné ko loo xam sax aw ma habitude di ko def ma klaxonné ko ba nelaw ci klaxon bi ba pare wàcc gaare sama oto ci digg tali bi wàcc dem di fori mbuus mi waaye waa ji ndeke gis na ma ci rétroviseur bi moom it mu gaare daw jëkk ma ci mbuus mi for ko ni ma baal ma nga xam ni kooku xëy na bu mu koy def xalaatul sax waaye def na loo xam ni lu ñaaw la nit ñi nañu bàyyi tilimal bi loo xam ni dafa jóge ci yow nga xam ni da nga ko war a teg foo xam ni bu ñii ñëwee ñi nga xam ni ñooy tonnikatu mbali di ñëwee jël ko na mu gën a rafete yow sa bopp yaa war a gën a rafet. yaa war a jëkk a rafet wan nga ko jikko ju rafet wan nga ko ni ñuy defee yéen ñi yor affaire aménagement. ak développement territorial. ndax mbiru mbalit mi dafa bokk ci yéen ak yéen noo leen di liggéey ak ñoom ak fan la ñu war a teg mbalit ak nu ñu war a def mbalit. jërëjëf Alaaji Ngagne damay tàmbali rek wax ne. ndax ñu yore mbalit mi dafa bokk si ñun mun naa wax ne si ñun la bokkoon bu fekkee ne dama réfléchir ci wàllu aménagement du territoire suñu ministère parce que boo ko seetloo bi son excellence le président Macky Sall ñëwee si la génnee UCG mi nga xam ne moo yor mbalit mi yóbbu ko tey ministère de l'urbanisme mais avant suñu ministère de l'aménagement du territoire foofu la bokkoon li ko waral mooy mbalit mi boo ko seetloo biir Dakar nga fàttaliku gënoon na tar ndaxte tilim bi nga xam ne dañ ko doon seetlu ku ñëw Dakar moo lay frappé yàlla def na ne ñoom ma daani wax na ko def nañ ci ay jéego yu am solo parce que tey état bi jàppale na leen permettre leen ñu mën a structurer wu jox leen ay moyens organiser leen ba tax na tey ñu ngi def liggéey bu am solo ci biir Dakar wax na ko sànq xam nga fu ñuy génnee 2400 tonnes d'ordures par jour 2400 tonnes d'ordures moom la ñuy génne tey ñoom ñu ngi employé pratiquement 1800 personnes te ay doomu sénégalais ñoo si liggéey loolu day wane ne secteur la boo xam ne li may dégg souvent spécialistes yi naan dañ naan ordure ndaxte or la boo xam ne dafa dëgër mbalit moom ku nekk xam na ne li ci mun a génne moo ëpp li ngay jël sànni te loolu li ko waral dafa am aujourd'hui lu ñuy wax une économie linéaire xam nga économie linéaire buñ koy wax souvent mooy da ngay dem marché nga jënd ñëw consommer sànni boo ko xoolee benn linéarité la def benn trait la def léegi ñu ne dañu war a dem def li nga xam ne moom lañ tubbee tey économie circulaire maanaam boo demee balaa ngay jënd yow xam nga li ngay jënd ndax di nga ko mën a utiliser waat ndax di nga ko mën a jëfandikoo waat loolu mooy indi zéro déchet bi ñu doon wax sànq su ko defee ñoom boo defee le tri sélectif maanaam nga sa biir kër mbalit mu ne muy carton muy déchet organique muy caoutchouc muy nu mu tuddati aluminium waaw fa nga ko war a sànni nga koy def su ko defee dinañ ko mën a jël utiliser waat ko insérer ko dans l'économie du pays mais tey li ñu seetlu mooy bu ñu collecté les 2400 tonnes d'ordures par jour mbëbës lañ koy sànni camion yëpp dañuy dem mbëbës ñu sànni ko fa bàyyi ko noonu te loolu mun na indi beneen problème environnemental boo xam ne ñu ngi koy seetlu looloo tax état bi am na ay solution yoo xam ne jël nañ ko pour que mbalit bi ñuy def mbëbës ñu mën ko insérer waat dans l'économie locale man yàlla dafa def ma voyager une fois dem Ghana xam nga Accra avant sax ñuy wax pratiquement tey ñuy wax Kigali Rwanda Accra lañ doon gën a cité que moo gën a set boo koy xool pratiquement ci Afrique bi ma demee ma rencontré fa benn entreprise bu tudd Zoom Lion Ghana Limited baal ma si publicité bi mais dafa am solo ndaxte ñooñu ñoo seetal tey Accra ba pare créer
70 000 emplois 70 000 emplois société bi xam nga ñii ñu ngi si 1800 parce que 1800 bi mooy juste ñi nga xam ne ñooy dem jël mbalit mi di tonni di roñ mais ñoom bu ñu waxee 70 000 emplois mbalit mi dañ ko jël revaloriser ko insérer ko waat dans le cadre de vie nan lañ ko insérer mooy dañ ko def lu ñuy wax compost suñ ko defee compost fépp jardin public am ci biir dëkk bi espace vert ku am sa kër nga bëgg a def espace vert sa buntu kër ñoom dañ lay jaay nga sotti ci mu doon engrais. compost mooy li ngay jëlee ci mbalit bi. li ngay jëlee ci mbalit mooy tos rek tos la ko war a doon waaw d'accord mooy fumier defaat ko delloowaat moom la ñuy jël defaraat ay genre mbuus yu rafet yoo xam ne yenn yi dañ koy jaay municipalité yi yenn yi ñu jaay ko nit ñi nga xam ne dañ ko soxla pour bëgg a def espace vert wala jardin seen biir kër donc muy wane ne ñooñu nekk nañ tey ci beneen dimension boo xoolee ñun suñu mbalit dañ koy jël ak sànni mais tey boo demee ci yenn pays mbalit mi dañ ko jël reversé waat ko dans l'économie locale mu dellu si waat dans l'économie locale ci askan wi ci askan bi ba ci pare cadre de vie bi jëriñ cadre de vie bi ngay wax léegi yow en tant que technicien nga bokk ci aménagement du territoire lan nga gën a jàpp ne parce que léegi am na loo jàngale lan mooy mbalit c'est ça parce que nit ñi xamuñu lan mooy mbalit effectivement tey boo leen di wax luy mbalit waaw mbalit mooy lan noo koy définir xam nga mbalit yàlla dafa def man lébu laa waaw peut-être samay wolof xóotuñ noonu waaw waaye mun nañ wax ne ni ma ko mun a peut-être colonel dina ma ci gën a jàppale waaw mais man ni ma ko yaakaaree mooy lépp loo xam ne da nga ko jëfandikoo ba pare soxlaatoo ko nga teg ko waaw nga teg loo xam ne nii da nga naan soxlaatuma ko waratul toog ci kër gi mun na génn ci kër gi am nañu mbalit yoo xam ne mu ngi si biir kër gi waaw parce que tey bu fekkoon dañu jël suñu dëkkuwaay ñu xool ko di nga gis lu bagage yu bëri yu nekk si biir kër gi solo too ko wala utiliser too ko loolu mbalit la boo xam ne boo demee tey ay Europe moom la ñuy organiser souvent da ngay gis ñu def si seen genre dëkk yi jékki-jékki génne bagage yi brocante génne bagage yu màgget yëpp waaw yu nekk si kër yi ñu teg ko fenn di ko jaayaat très bien xam nga loolu mbalit la boo xam ne am na valeur mais da nga ko génnewul parce que boo ko génne woon rek tout de suite yow génne nga valeur am mais ki koy récupérer moom joxaat na ko valeur moom donc boo koy soo seetlu muy mbalit moo denc comme mbalit moo génne yëpp am valeur yëpp mun nañ ko utiliser waat benn mu del si yow mooy brocante bi ngay gis Europe beneen bi nga génne ko société bi organiser ko reversé waat ko dans li ma mën a jàpp ci loolu mooy boo balee wala bale ba sa mbalit mi ngi jóge ci mbalit voilà mbalit waaw boo ko jëlee waaw li war a dem ci mbuus mi warul dem ci mbuus mi li war a dem ci mbuus mi warul dem ci mbuus mi loolu mooy tri mais da ngay gis xeer ci biir mbuus yi jaxase lépp waaw fii est-ce que colonel est-ce que nit ñi xam nañ lan la ñu war a génne fii ak lan la ñu war a sànni xam nga lii kii Thiandoum wax léegi daf ñu wan maanaam ci jamono yi moo tax sa turu émission bi am na solo gam-gamle daf ñu wax li nga xam ni mooy jamonoy tey nan la ñuy doxalee mbiru mbalit maanaam di ko segg di leen tàggale di seet yi ànd ñu boole leen nañ leen war a liggéeyee ñu liggéeyee ko ba nga xam ni nit ñi danañ ci mën a gis seen bopp am ci dara loolu la wax ni moo am Ghana moo am fu nekk man réew Europe ak Asie ak yi ma dem yépp loolu moo fa am foo dugg rek dañ lay tegal ay barigo ni la bii aluminium moo ci ne lii verre moo ci ne lii caoutchouc moo ci nekk lii plastique moo ci nekk su ko defee bu ñu ñëwee ñoom dañuy jël rek dugal fenn loolu lu am importance la mais gis nga ñun fii nga xam ni ñun moom loolu la ñu xam lépp loo xam ne lii dafa jóge ci lu ñuy bale mbalit lay doon waaye mbalit moomu dafa am fu ñu koy yóbbu mooy sën bi boo ko fa yóbboo ñu jal ko fa bu ñu demee ba mu am jamono day nëb nekk compost nga gis borom tool yi di ko jël di ko tuuri ca tool ya mu nekk engrais bu mel noonu mooy kooku engrais naturel la bokkul ak engrais chimique loolu dañ ci dul bàyyi xel leneen li nga xam ni nemmeeku nañ ko ci ñun sunu waajur yi niñ daan def ku ci yeewu suba boo jullee fajar ba pare jël sa bale
di bale digg kër gi boo balee néeg yi ba pare bale véranda yi bale diggu kër gi bale buntu kër gi dajale yëpp yóbbu ca sën ba wala nga def ko ci foo xam ni ñii tonni mbalit bu ñu ñëwee fekk ko fa kooku ñëpp a ko war a def waaye léegi nit ñi dañuy jël mbalit ma ne woon seen biir kër ñëw ba ci sa buntu kër wala seen buntu kër nga ñu jàkkaar lool ñu ñëw teg ko fa ñoom seen kër du am dara waaye ñoom seen bopp ñoom ñoo koy tilimal kon dafa am ku ci nekk lu la war ki nekk ci kër gi na sellal këram bale biir kër gi bale buntu kër gi la cay jóge mu yóbbu ko fañ ko war a yóbboo bu fekkee ni dëkku àll la ñu def ko foofu waaye dëkku àll ak dëkku taax bokkul yàgg naa ko wax gis nga la jig dëkku àll jigul dëkku taax am na benn téere bu ma bind wax naa ko ci nee naa quand la ville est envahie par des villageois sans éducation la ville se transforme en village sans organisation maanaam bu ma nee villageois nit ñi xalaat ni xaste la wala nangam déedéet man mii sama cosaan villageois la waaye dafa am lu ñu ma jàngal éducation ni fii waruma fee tuur ndox fii waruma fee sànni mbalit fii waruma fi nangam fii waruma fi la nga mën a def ci dëkk ba teg ko nit ñi ñëw jël ko mu nëpp wala mu nangam mën a dem ca tool yi amul fii kon nit ñi nañu yar seen bopp nañu sàmmonte ak li nga xam ni mooy dëkkuwaay yi ndax dëkkuwaay buñ ko sàmmee wér-gi-yaram dana am taar dana am mooy li nga doon wax léegi ci avenue Blaise Diagne bi taara fa am léegi xam nga buñ la ne woon Sénégal mën nañu def lii ci lu tolloog ay 1 semaine 2 semaines doo ko gëm gis nga ñoom ñii seen liggéey xam nga lan la ministère du changement des comportements maanaam yéen soppi doxalin ak jikko loolu mooy seen liggéey parce que bu nit ñi soppee seen doxalin ak seen jikko rek seen liggéey yomb. ci loolu la ñuy transiter jëm nag ci beneen élément bi ndax xam nga comme yow dañ la dénk li nga xam ne mooy aménagement ak développement territoire bu Dakar fekke baax na mbir balaa nga koy song démb da cay baax nañu seeti magi démb yi nan la ñu gisee woon Ndakaaru ak na Ndakaaru meloon ñu dellu si waat jërëjëf dañ ne dëkk lu bees lu fa nekk su jagulee ña fa dëkkul ñoo ko fa andi mbaa ña fa dëkk sàggan Ndakaaru bu jëkkoon ci li ma fekki parce que bi mu juddoo ak léegi yàggul da ngay bale sa kër ba mu set nga jël mbalit mi def ci siwo teg ko ci buntu kër gi su wata mbalit bi rombee jël ko këpp ko continuer dem tuuri ko boo balee sa kër noonu bale ëtt bi noonu fii ci Yoff dañ daan dem bay bale ay mbedd am na ay kër yoo xam ne ba léegi ñu ngi koy bale boo demee fu mel ni Jàmmalaay waa Laayeen dañuy bale mbedd yi lay ko ngir bañ àq ndax su mbedd amee lu ci jam nit àq boobu tut ñi du ko xeb baaxul nga gis léegi Dakar ni mu mel mbalit mi bari na magasin yi nekk biir Dakar kenn xamul naka la ñu toll dañuy bale jóg ko ci bunti magasin bi bu ñuy wàcce wàcce ko fa naan oto mbalit dina jaar oto mbalit dina jaar d'accord mais day fekk nag oto mbalit biy jaar ñu mën ko dégager ba nga xam ne boo ko dagalee ci sa buntu kër teg ko ci sa buntu kër soote bi ñooy jël ko yóbbu mais benn da ngay tux mégo cigarette sànni ko ci mbedd mi dëgg ko dem da ngay jënd mbuusi ndox naan ko sànni ko ci mbedd mi da ngay jënd café ci tasse à jeter pare sànni ko ci mbedd mi naan mbedd mi mbeddi buur la kenn dëkku fi koo wax mën na looy lijjanti ak looy làqal ci toppatal sa affaire bi sa affaire xewee ak du sa affaire te nit ñi di ci doxee loo xam ne kenn xamul lan la ci la Ndakaaru ak feneen fu dul Ndakaaru commencé mel ni buñ naan Dakar est une ville sale
j'ose dire que Dakar n'est pas la seule ville sale au Sénégal boo jógee Ndakaaru entrée dëkk boo fiy dem ci région yi boo jub dëkk ba mbayit maa nga fa loolu amul woon dañ daan dajale dénd mbalit ni taal ko léegi mboosi plastique moo am neexatul taal kër yi léegi mën na set mais dafay des yooyu mooy li nga xam ne bu nit ñi jéemoon seet seen bopp parce que mbayit mu ñuy génn ci kër nit ña ko fi dugal. jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi ñu déglu El Hadj Ndiaga Samb di notable mag ci Ndakaaru fekke démb fekke tey ndax li ko indi gam-gam lee ko indi gis nga wax na ni ñu daan doxalee ci biir kër yi ni ñu daan doxalee ci mbalit mi mais li ma ci jàpp balaa may ñëw ci yow. damay ñëw ci colonel. ñàkk fonkante ak ñàkk déggante bi nit ñi nekke est-ce que du moo indi yii nga xam ne moo gàllankoor nit ñi ci dund gi. xam nga dama doon wax bi président Macky Sall ñu koy féliciter bu baax ci liggéeyam bi muy wax les grands projets yi gis ngeen leen cam ñaajoo ci biir réew mi foo dem ay liggéey yu am solo yoo xam ni sama xarit sama grand frère El Hadj Mansour Mbaye dana ko wax naan li mu fi def kenn defu ko fii neexul ba neexul loolu moo am mais gis nga li nga xam ni moo ëpp solo mooy le plus grand des projets mooy projet de changement des comportements fexe ba nit ñi seen jukko yi soppeeku te xam nga loolu lu ko indi ignorance xam nga ignorance mooy ñàkk xam mooy itam xamadi. xam nga nag foofu moo colonel. waaw nit ñi dañuy jaawale xamadi. ak reewande. waaw déglu ma wax la. voilà fa laa jëm. waaw fa laa jëm gis nga ñàkk xam day jur xamadi te xamadi mooy xamuloo ba pare réew ndax day jur ñàkk xamadi day jur indiscipline te loolu moo am ci réew mi gis nga boo xoolee ci doxalinu nit ñi ñàkk xam moo jur lépp mooy ignorance c'est le plus grand mal du Sénégal soo waxee nag ignorance dañu yaakaar ni jàng tubaab ak bañ a jàng tubaab wala nangam mën nga jàng alquran ba pare xam àddina xam ni ngay doxale sa jikko nga defar ko mën nga jàng tubaab am loolu mën nga jàng leen lii tam te doo ko am ndax man jàpp naa ni étudiant bu nekk ca université ba génn ci mbedd mi di toj ay oto di saaga nit ñi ak yu demee noonu kooku xamadi la dafa xamadi ñaar yëpp la boole ignorant la ba pare nekk na indiscipliné kon il faut que nit ñi jikko yi ñu defar ko jikko yi ñu bàyyi ci xel te jikko yi pour defar ko il faut que nga yedd nit ñi il faut que nga yar nit ñi il faut que nga yitt nit ñi xam nga yitt waaw dóor waaw ci wolof waaw boo demee sama mbokk waalo waaw buñ la nee dóor yitt la ñuy wax waaw làpp waaw làpp la ñetti y la da nga leen di yedd da nga leen di yee bu ñu dëgëree bopp nag nga yitt leen daf ci bokk mooy la sanction tant que loolu amul nit ñi yaakaar nañ ne ku ne lu la neex def lu la neex wax loolu dafa jëm ci li mu doon wax léegi nii da ngay jël sa mbalit fu la neex nga def ko fa loolu ci wàllu mbalit la waaye même ci wàllu kàddu yi ku la wax baat ni la lii kat du deme du noonu nga war ko woon wax maa ngi jéggalu de dootul am comme ki foroon mbalit mi wàcc ci oto mi ñëw for ko jëkkante te nga won ko jukko ci waaw kañ waaw mu ñëw baalu la waaw foraat mbalit mi nit ñi dañu waroon am noo xamee ni dañu koy yara seen bopp ba ku la ni lii nga def de du noonu nga ni wax nga dëgg de maa ngi jéggalu defar loolu bu ko defoon rek lépp sotti te lii may wax nii moom ngi wax Ndakaaru man Ndar ga ma dëkk boo fa demee dootoo xàmmee Ndar place Faidherbe boo fa demee lu nekk nga fa te place Faidherbe moo gënoon rafet ci Ndar gazon bi plante yi
lépp lu waay di bala ngay kontaan nga sañse ba tàkkusaan nga ñëw ci banc place Faidherbe boobu toog tegale sa ay tànk géej gi di la péexu géej gi di la ëpp. waaw loolu lan moo ko mën a may nit ci seen liggéey. ci dëkk mën a mel noonu ba nit ñi mën a mel nañu war a mel ni ñu war a dëkkee fu ñu war a dëkkee ak lu ne fan la war a def. Dakar dafa victime de son succès. mais Dakar préparé wul succès bi. moom la benn urbaniste di wax Jérôme Senal. maanaam li ñuy yenn Dakar yëpp dafa mujj a gaañ Dakar. te Dakar boo ko seetloo. 0,28% du territoire national la. 0,28% du territoire national. lu tuuti madul sax 1%. ñu def ci 23% de la population nationale. ok xam nga loolu boo ko seetloo mu nekk presqu'île. oui presqu'île mais maanaam île la rek. île la rek bu ñu fermé woon Diamniadio Dakar nekk île. waaw muy wane ne donc Dakar li fi nekk ci ay nit. ak ni espace bi ndawee. ak sensibilité bi am ak changement climatique ni muy impacté ci biir Dakar suñu yeewul nit ñi wax leen gox bu nekk nii lañ fay dëkkee. ak dañ ko war a respecté mun na indi problème. li ko waral mooy espace bi du renouvelé wu. wax naa la sànq en 1902 on était 100 000. 100 000. en 2013 on est 3 millions et poussière. ci biir Dakar nit ñaa ngi yokku. mais superficie bi yokkul. nit ñi ñu ngi yokk mais superficie Dakar yokkul. comme superficie Dakar yokkul nit ñi di yokk ku nekk bëgg nga foo jàngee ku nekk bëgg nga foo fooyee ku nekk bëgg nga foo dëkk ku nekk bëgg nga foo waxtaanee. suñu organiser wul espace mun na indi coow. loolu mooy aménagement du territoire. yow lan ngeen ci indil nit ñi comme yéen nañ ko dénk aménagement du territoire ni nit ñi war a dëkkee ak nangam te it booy xool taax yaa ngi gën a jëm kaw. li tax mooy très bien loolu moo indi souvent si yenn gox-goxaati ñuy am souvent problème mu ndox parce que bu fekkee ne waa SDE dama naan sax waa SONES bu ñu defee seen canal yi ba pare teg ko fekk ay kër benn nit wala ñaar wala ñett wala 10 personnes ñu jékki-jékki toj kër gi def ci étage def ci 10 étages mais forcément pression bi day am problème. day am problème ok. donc vous voyez que benn problème bu ndaw rek. day dem ba ñu suivre ko dans d'autres activités de l'économie. ci loolu la ñun nag fi mu ne li nga xam ne ñu ngi ciy liggéey. yàlla dafa def ñun suñu liggéey on anticipe. parce que dañ naan le développement ñaari yoon la. soit nga subir ko wala soit nga contrôler ko. Dakar nag maanaam yokkute. waaw boo bëggee yokkute bi. suba ñaar la. soit da nga koy subir. mu dal sa kaw. waaw wala soit nga contrôler ko. bàyyi ko xel. nga bàyyi ko xel. boo demee dans les pays développés ñoom dañoo contrôler seen développement. lu nekk fa mu war a nekk. t'as l'impression que yàlla moo wàcc. waaw defar dëkk bi. mais ay nit ñi rek la. ay nit ñoo ko def. ëpp ñu xel. rax si dolli ñu si bëri si ñun si ñoom lañ jàngee. dëgg la. am bagage yi am diplôme yi. donc muy wane ne bu ñu ñëwee tey ne suñu dëkk. war na mun a romb fi mu nekk nii tey ñun dañ ko gëm dañ ko jàng dañ ko gis dañ ko pratiquer. si loolu tey agence nationale de l'aménagement du territoire. ci ndigalu ministère. dafa def benn téere mu tuddee ko le plan national d'aménagement et de développement territorial. PNADT. fii ak juróom ñaar fukki at ak juróom. ban xarkatu Sénégal lañ war a am. lañu war a am. lu nekk ñu xool fan la war a nekk. fii dëkku taax la. fii dëkku kaw la. fii dañ fiy def économie. fii dañ fiy nelaw. fii dañ fiy foyer ñu protéger ko def ay projet de loi jox ko waa assemblée ñu voté ko ñu fixé ko. derrière nag c'est les collectivités territoriales ñoo ko war a doxal. suñ ko doxalul mooy indi problème bi. dégg nga li Thiandoum wax day dellu si jikko yi ba léegi rek. dëgg la ak comportement yi. dëgg la xam nga il faut que ma wax tuuti itam ci wàllu nii ñu defee Blaise Diagne def fa ay pots de fleurs nañu moytu man ingénieur des eaux et forêts la foofu ay garab lañ fa war a jëmbat. gis nga Ndakaaru est-ce que fu pot yooyu yow gisoo ay nag yu promenade biir Dakar. waaw yaa ngi taxawal fi guddi la ñuy jaar foofu la lekk lépp. waaw loolu sax baax na prévention nga joxe ko. gis nga nañ fa def ay garab bu dee niim la bu dee kaysedra la bu dee te nag di ko toppatoo ba mu dëgër parce que garab boo ko toppatoo ba mu dëgër rek jeex na boo xoolee fii diggante avenue Roume Société Générale mës nañu daaneel kii xay ya fa newoon ma bind benn article bu tàng waaye gis nga ñoom dañu jëmbataat yeneen kaysedra yi yu mag la ñu doon léegi fii di centenaire ay garab yu rafet a fi doon nekk. nañu boole ci aménagement bi et ça je m'adresse à vous. nañ ci boole jëmbat garab. corniche bi am na ay cocotiers yu fa def
cocotier yi ña ko fa doon def dañu fekk ay cocotier yu màggat ñu def ko fa ba ñu doon jëmbat dañu waroon jëmbat ay cocotier yu ndaw yoo xam ne 2 mètres la ñu am tooy waaw tooy yu tooy. mais Alaaji Ngagne yow dafa mel ne da nga aay ci affaire bi ah non dama koy suivre xam nga dama koy topp nag waaw yu tooy. mais gis nga boo jëlee koko gu tooy soo ko fa defee dana màgg dana dem waaye léegi dañuy tabax ay tali yu rafet te du am garab. jërëjëf mbokk yi yéen a ngi seetaan seen émission ITV seen premier numéro gam-gamle ànd ceeg colonel Moumar Gueye ak ki nga xam ne mooy Daouda Thiandoum moom it ci xam-xamam gis nga waxtaan nañ ci. xam nga dund bët moo war a njëkk a dund. c'est ça waaw bët moo war a njëkk a dund. bët mooy jox yaram. énergie. parce que li muy xool dafay rafet. li muy xool dafay am solo. ci loolu la ñuy duggee nag ci reportage bu mujj bi. déglu sunu mbokk yi nga xam ne mooy Bassirou Ndiaye. dellu siwaat ci li nga xam ne mooy waxtaan bi jeexal émission bi. jërëjëf. bee bu rafet la woon lu nekk amoon na fii amoon na ay hôtel ay restaurant amoon na ay club bateau yi tubaab yi di fi ñëw suñ jógee bitim réew ndax Sénégal mooy à part Mauritanie booy dugg Afrique fii ngay njëkk a jot donc fii dañ doon noppaloo ravitaillé wu jënd ñam ak ndox ak yëpp soog a continuer dugg Afrique suñu soo xoolul mbalit rek nga xool ni mu bindoo rek di nga xam ni mbiru yàlla rek la quoi yàlla muñ ko sédd loolu moo taxoon nag ñu waroon ko téye ak ñaari loxo xam nga yàlla mooy wàcc ay doomu aadama ñi sàggan ñi yeewu Sénégal dañuy yéex a yeewu ci mbiru environnement donc bee bi dégradé wu dégradation bi nag li ci ëpp loxo nguur la parce que te nguur mooy defar donc moo yàq te moo war a defar population yi dañuy subir xam nga ñun mënuñ yor suñuy kër xëy war a liggéey di bale tefes suñu doom xëy war a jàngi ñuy bale tefes loolu yenn wul maanaa donc man gëwma système boobu nguur ñi ngi fay ay impôt di lépp lu mu laaj ñi ngi koy def donc nguur moo war a jël lii en charge gérer ko mu nekk situation bu doy waar boo xam ne dafa dépassé sax mbiru pollution mbiru santé publique la maanaam affaire u tolluwaayu léegi wér-gi-yaram la parce que boo seetee képp ku juddoo ci dëkk bi biir dëkk bi village bi am nga 2 ba 3 feebar yu nekk sa yaram kooku OMS moo ko wax 3 maladies pathogènes yu nekk sa biir yaram donc loolu bu amee ministère de la santé dafa waroon ni bërët jóg dugg taxaw ci mais mosoo dégg ministère de la santé ci tefesu Yaraax du ñu agir nit ñaa ngi feebar façon feebar bu nekk am na fi mais doo leen dégg alors que ñoom loolu mooy seen rôle ci nguur lañ bokk bu ñu xoolee ni amoon na vidoire fosse septique yi ñu defoon fii ci Potou bi fii nga xam ne oto manque Dakar yëpp dañ doon sotti foofu muy ñëw ci tef ci géej gi loolu nguur a ko fa installé woon depuis socialiste yi. président Macky Sall ñëwee nag ci la ñu am sax chance ñu tëj ko ndax xeex nañ ci xeex bu metti pour ñu tëj ko ñu bañoon ko tëj mais président Macky Sall bi mu ñëwee effectivement ci la ñu vidoire fosse septique bi nekkoon Potou ci dañ ko tëj donc yooyu yëpp nguur la. industriel yi di tour industriel yi kan moo leen di jox autorisation nguur pour ñu installer wu du ñu def étude d'impact environnemental duñ def dara dañuy ñëw liggéey li ñuy liggéey jël xaalis bi def seen poos jël ndox mu bon bi sànnil ko askan bi ñoom ñuy dem France ay vacances di dem ay Saint-Tropez di dem ay États-Unis askan bi di dee nguur di encaisser li mu si encaisser te RSE amul mooy responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise amul parce que joxuñu dara askan bi waroon nañ mënu ñoom entreprise yi créer benn mutuelle de santé ñetti feebar yi ni nga xam ne OMS reconnaître ni mi ngi ci askan bi dund fii ñu am ay carte di dem di faju dégg nga parce que loolu mooy li nga xam ne lañ ñu ameel mais indil la feebar nga feebar ñu lay seetaan ba pare liggéey xaalis sa kaw dem di ko jëriñoo loolu dafa jéggi dayoo. amuñu matériel pour nettoyer amuñu xam-xam kenn si ñoom jàng ko ci nekk un activiste mën naa d'accord ngay wax di kaas waaye doo jëf waruñu jëf parce que ay activiste lañu activiste du jëf du dem sur le terrain ne damay liggéey mënoo ko parce que activiste nga dafa leer tu n'es pas un professionnel ñun nous sommes des professionnels dafa am ñu jàng environnement xarañ ci yàlla may leen ci ñoo war a liggéey mais ki yor làmmiñam di wax
kooku la preuve dañuy dem wax ak société yi bu ñëwee jal bii nga gis nii jalu suuf bii sama ndeyjoor ñi ko fi def ay doomu yaraax la ñuy groupe ne dañuy nettoyer dem comme li ma la wax gis société yi récupérer xaalis bu dul jeex ñëw mi ngi nii mënuñu ko sax yóbbu mi ngi nii ñu jaral ñu fi teg te ñoom seen i buntu kër ñoo gën a salte seen koñ moo gën a salte mooy am sax am mbalit seen i waa kër di tuur géej ñu ñëw ne dañuy nettoyer marinage bi nga xam ne moi je suis le président du conseil de quartier c'est bien entretenu la preuve équipe nawetaan yaraax yëpp fii la ñuy entraîner ñoom seen bopp bu ñu bëggee féexlu fii la ñuy ñëw donc ay naaféq lañu li ñuy def dara taxawu ci moo tax may wax sociétés yi les entreprises yi nga xam ne ñu ngi leen di solliciter pour le nettoiement de la baie de Hann bu ñu joxeeti dërëm. mbokk yi ginnaaw bi ñu seetaanee sunu mbokk Bassirou Ndiaye di wax ci environnement bokk ak càndum liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk ci environnement ak développement. moom nag mi ngi wax ci beneen foo xam ne lu metti la ci réew mi. mooy tefes yi. mi ngi wax ci baie de Hann te xam nga foofu waxuma la usines yi déversé. ci biir géej gi te xam nga li ñu nekk ci géej gi. ak gàncax yi. ak yu ni mel muy beneen dundin muy jéeri ji jóge nañ ci jéeri ji lañ doon waxtaan. léegi ñu ngi ci géej gi da ngeen li Bassirou wax ci baie de Hann surtout. waaw jërëjëf El Hadj Ngagne man damay rafetlu vraiment émission bi parce que émission gam-gamle dafa am solo ndaxte ni nga touché problématique suñu territoire yi mooy base du développement. nga xëy dem liggéeyi daa fekk nga am tali daa fekk nga am oto daa fekk nga am fooy liggéeyee. mais yooyu yëpp dañ ko samp ci territoire bi ci biir territoire bi buñ ko organiser wul mu am problème ci biir territoire bi dafa am ay spécificité territoriale moom nga wax sànq moo tax nga ne tefes bi xam nga tefes bokkul ak jéeri bi mais tefes bi yàlla dafa def fii ci Sénégal am na code ce qu'on appelle le code du littoral dafa dem ba organiser nan lañ war a mun a dëkkee ci biir tefes bi fii ci Dakar nag baie de Hann bi nga génne comme exemple boo ko seetloo lépp luy industrie fa la nekk parce que zone industrielle bi foofu lañ ko localiser boo ko jàppee nga gis Monaco plage wala nga jàpp yeneen plage yi beneen plage bi pépp foo ko seetloo Voile d'Or très bien Voile d'Or Monaco plage da ngay seetlu sax ne booy sangu Monaco plage bon yàgg naa di fa dem mais boo fay sangu da ngay seetlu ne ndox mi day ñuul kuk lu koy parce que benn usines yi am na ñoo xam ne ñu ngi déverser parce que le ministère de l'environnement temps yële def na sorti dem mbaaw gis usines yi fa nekk wax leen nañu respecter li loi bi wax waaye bateau yi tamit dañuy verser parce que bateau carburant lay rouler moo tax souvent di nga gis ndox mi mu mel ni lu niin non seulement mun na jógle ci usines yi mais aussi mun na jógle ci bateau yi muy zone boo xam ne dafa xaw a doy waar li gën a tax nag mu gën a doyati waar mooy nit ñi dañoo dëkk ci biir xam nga ça c'est très dangereux parce que bu nit di dëkk fenn man ci sama liggéey yàlla dafa def bis bu nit bëgg a implanter wu dara le gouverneur daf ñuy woo ñu def réunion pour ñu def lu ñuy validation étude d'impact environnemental et social ci lépp lu ñu war a samp lépp lu ñu war a samp dañ koy def xool li nga bëgg a def ndax jaar na ak yoon nit ñi nan lañ dëkkee waaye souvent li nga xam ne dañ koy valider ak li nga xam ne moom la ñuy gis après day nekk leneen mooy sanction bi mu doon wax sànq te foog naa dafa am solo ñu ñëwaat ci loolu baie de Hann bi nag dëkkuwaay bi jege na usines yi usines yaa ngi polluer géej gi nit ñaa ngi nooyi air bi nit ñaa ngi sangu ci géej goo xam ne dañ ko polluer c'est une problématique de taille looloo tax ñun si téere bi nga xam ne tëgg nañ ko fii ak ñaar fukki at ak juróom ñu tuddee ko le PNADT dañu ne nañu créé waat beneen zone industrielle du yoon ñu topp tubaab bi lim ñu fi bàyyi loolu mooy succès wu son excellence le président Macky Sall si pôle urbain de Diamniadio faut que ñu comprendre li ko waral moom la ñuy wax un développement polycentrique maanaam au lieu mu nekk benn développement boo xam ne benn noyau moo koy concentré le plateau chaque suba nga am plus de millions wu nit ñëpp xëy suba teel jublu ni bu ngoonee ñëpp jubluwaat ni ça pose un problème te loolu pour ñu mën ko saafara il faut que zone d'activité yi ñu tas ko ci biir gox
bu ko defee un développement centripète mooy am maanaam dañuy xëy nit ñi di tas. ñi def nii ñi def nii ñi def nii ñu def un système de transport mu mën leen organiser économie bi mën ci mun a accélérer wu. yow léegi yaa ngi tënk entre aménagement et développement. et développement waaw léegi looloo tax nag ñun jàpp nañ ne pour baie de Hann non seulement il faut que usines yi fa nekk ñu respecter loi bi li mu wax waaye tamit collectivité territoriale yi ñoom ñi nga xam ne compétence bi dañ ko am muy environnement dañ leen di ñaan rek ñu respecter li loi bi wax ñu respecter nit ñi nga xam ne seen i administré lañ parce que boo installé benn usine boo xam ne waroo ko installé fa nga ko war a installé mais ñi ciy gën a sonn mooy say population mais da ngay gis bëgguma citer tur mais am na commune boo xam ne ñu ngi koy implanté ci biir te loolu c'est un problème. ci biir loolu ñuy bañ. ci biir c'est-à-dire que dans la zone industrielle. y a une commune qui est là-bas. bu nekk ci biir te loolu c'est un problème. moom mi waroon saytu loolu. waaw non moom fa ñu implanté siège communal bi déjà. waaw déjà c'est problème la am foofu. problème la déjà. waaw te moom moo war a saytu loolu. moom moo war a saytu yooyu yëpp. moom moo war a saytu moo taxaw fa ñuy tere. donc fañ ko teg xam naa ne peut-être y a beaucoup de choses yoo xam ne je ne les maîtrise pas. mais loolu ñan ñoo ko war a saytu topp ko ba dindi ko. mais waa commune bi si lañ bokk. parce que dañoo wax maintenant décentralisation. ñoom ñoo ko xeex. ñoom ñoo topp Abdou Diouf naan ko dañoo bëgg décentralisation. de 90 jusqu'à 96 bàyyi ñëw sunu gox. dama lay wax. waaw pendant 6 ans. waaw 90. waaw ba 96. ancien président de la République Abdou Diouf dafa bañoon def décentralisation. fu mu tourné gars yi génneel ko pancarte. teg pression rek. bëgguñ décentralisation boo xam ne dafa mel ni gémmin nga jox ñu gémmin nangu làmmiñ fu mu tourné. pendant 6 ans muy réfléchir. en 96 moo tax mu indi leen acte 2 de la décentralisation. jox leen ba pare gunge leen. jël ay services techniques jàppale leen jël ay projet et programme gunge leen. donc loolu lépp bu ñu ko defee tey ñu ñëw ba son excellence le président Macky Sall ne acte 3. ne dafa wax la territorialisation des politiques publiques ne dafa wax le développement territorial ñun yaakaar nañ ne ñoom dañ cee am ngan di part de responsabilité dans le développement de leur localité. mon colonel. waaw man li may wax ci affaire tefes yi bari na ay gàkk-gàkk ak ay jafe-jafe. tilim ji ci la bokk xale yi nga xam ni li mu ko doon waxee léegi dañuy dem di tuuru ji géej bare fa ba dee di lab problème la suuf si ñuy tibb di yóbbu naan dañ koy tabaxe kër yi ndar géem a dëkk nit ñaa ngi wax géej gi waaye bu guddee ñu bare dañuy dem ca tefes ga di tibb suuf si di ko yóbbu di ko tabaxe seen kër yi yooyu yëpp ay problème la ci tefes yi yokk ci nag industrie yi nga xam ni lépp lu ñuy rigole la ñuy def rigole ba fu mu jëm ci canal boo xam ni géej la koy tuuri alors que dañu waroon jël yooyu yëpp defaraat ko sotti ko foo xam ni danañ ko mën a jëfandikoo yooyu mooy yàq tefes yi nekk fii ci réew mi leneen li nga xam ni bëggoon naa ñu bàyyi ci xel mooy Sénégal bari nañu lu ñuy jàmbat koo gis rek kenn joxuñu lii amuñu nàngam amuñu lii te xale yi maanaam ndaw ñi foo leen fekk ñi ngi naan ñun ñoo am lii am nañ droit ci lii am nañ dëgg la am nañu droit ci nangam war nañ leen yërëm war nañ leen jàppale waaye ñoom it la ñu tollool war nañ ko def bu ñu amee seen équipe bu nawetaan buy football da ngay gis quartier ba ñu dëkk day rafet leer nañ lépp lañ ciy def waaw mais lu tax ñoom du ñu ne ñun day wax dëgg yàlla en attendant si maanaam réew mi jox ñu li nga xam ni moom la ñuy xaar ñun ñooy def lii at période bu nekk sunu quartier ñoo fi def lii def fi lii bu ko ñëpp doon def xar kanamu Ndakaaru dina changé xar kanamu dëkk yu yéen yi léegi bu ñu duggee ci comme ñu ngi ci géej gi ak ni mu pollué lii dund ci biir te yow nga nekk colonel Eaux et Forêts woon loolu nan lañ ko war a protéger. xam nga man nekkoon naa ingénieur des Eaux et Forêts nekkoon naa conservateur du parc du Niokolo-Koba nekkoon naa itam conservateur du parc du delta du Saloum kon xam naa loolu gis nga béréb yu mel noonu dafa am yu fa dëkk maanaam ay picc dañ fay dëkk maanaam lu mel ni kii jën yi dañ fay dëkk yooyu yëpp dafa am noo xam ni noonu la war a bindoo ba nga xam ni
yooyu maanaam yooyu nga xam ni sunu borom mbindeef yooyu nga xam ni sunu borom daf leen fa dëkkaloo ñu mën a bari nit ñi mën ko jëfandikoo waaye fekk ñi ngi jël yu mel ni ay pollution maanaam huile wala ay saleté ay mbalit ak yu demee noonu di ko sotti ci yu mel noonu rek lay mën a demee kon nit ñi war nañu bàyyi xel ci zone yooyu mooy zone maritime protégée am nañu léegi ñu ko tuddee aire maritime protégée yooyu dañ koy def ngir jën yi mën fa dund ak yu demee noonu gis dégg ngeen bërki démb sama jigéen boobule di kii Aminata Mbengue Ndiaye mu ànd ak ay équipe am ñu dem wut ay bateau suuxal ko ci biir géeju Dakar lan lañ ci jublu yooyu nekk néeg pour jën yi ñu fay nen ak di fa jur ak di fa làqu kon ni ñu mën war a sàmmee géej ak tefes mooy ni ñu war a sàmmee kër yi loolu moom moo am solo te nit ñi dañ ci dul bàyyi xel dañu war di góorgóorlu di xam ni réew mi ñun ñoo ko moomal suñu bopp léeg-léeg nga gis ñu nekk di jàmbat di xaste di wax lu ne boo ko nee loo mas a defal réew mi du la ko wax te defal réew mi yomb na de jëmbatal benn garab rek toppatoo ko waaw ku la wax loo defal réew mi nga ni jëmbat naa garab am na ñoo xam ni boo leen ko laajee duñu la ni jëmbat nañu garab te foo leen fekk ñi ngi xaste di réclamer di laaj di jàmbat lu nekk ñu ngi ci te liggéeyul dara réew defaloo ko réew jëmbat benn garab ñu war la nga ne li waaw nga ni maa ko def jërëjëf réew maa ngoogu mag ñaa ngoogu nañ leen di déglu ndax lépp ci jikko yi la ci xel yi la ci xalaat yi la tubaab yi dafa am nu ñu binde woon bi ñu coloniser dëkk bi waaye du tey ñu nit am nañu xam-xam ci réew mi pour gën a yokkaat suñu toogin ak suñu nekkin tey ñi ngi woon ci affaire aménagement ak développement territorial région de Dakar ci lañ doon waxtaanee ci seen émission bi nga xam ne moo njëkk ci gam-gamle invité woon ci nag colonel Momar Gueye ak Daouda Thiandoum moom tamit ñu dénk ko lépp loo xam ne ci Ndakaaru aménagement ak développement xanaa rek kaddu yu mujj yi ak lan ngay dénk population bi ak tamit nga waxaale ñu ci yan projet ngeen toll actuellement. waaw jërëjëf Alaaji Ndiaga man Alaaji Ngagne man damay rafetlu encore jotaay bi parce que yii dañ ko war di multiplier. incha allah bu soobee parce que boo seetloo colonel wax na sànq ci waxam ne nit ñi dañoo xamul. parce que ñàkk xam moo waral. mooy xamadi gi mu doon wax sànq. te koo ko wax mu defe ne da nga ko xas. da nga ko xas mais da nga ko ne demal gëstuwaat. da nga ko gëstuwaat parce que ñu bëri dañu foog ne si liñ nekk ñoo koy def nu mu leen neexee. parce que faale wuñ kenn. mais réew buñ ko bokkee ñu donn ko si suñuy maam. war ko fi bàyyil suñuy sët. foog naa ne buñ ko jaareliwul ci yoon. amaana suñuy sët duñ fi fekk réew genre plateau bii nga def tey nag émission bii muy gam-gamle ngay wax si loo xam ne moo jiitu ci développement parce que la base du développement c'est l'aménagement du territoire damay fàttaliku Hitler heure bu perdre daan guerre daf naan dama perdre guerre parce que awma ay géographie yu baax ñu la xàllal parce que géographe mooy xàll yoon bi mooy wax fii ay collines la fii montagne fii lac ñu def stratégie bi ci kaw donc muy wane ne l'espace est déterminant dans toute politique de développement donc li ngay def nii wax dëgg yàlla man dama koy rafetlu bu baax a baax ñun nag jamono yi bu ñu jëlee suñu agence wax naa la projet bi gën a faar si ñun mooy le PNADT def nañ ko pare nañ téere bi te loolu vraiment ma bëggoon ci aussi wax ndaxte PNAD bi nga xam ne mooy premier téere bi ñu tëgg ñu tuddee ko plan national d'aménagement du territoire ñu ngi ko élaboré woon de 77 jusqu'en 97 maanaam ñaar fukki at bi son excellence président Macky Sall ñëwee mu jël suñu directeur général Mamadou Djigo muy liggéey si uletu ministère suñu ministre muy Omar Gueye téere bi tëgg nañ ko pratiquement si juróomi at ba téere boobu tey pare na lu des ci publication li des mooy ñu valider ko ministre bi mu ngi ciy liggéey buñ ko valider ñu fixer développement wu Sénégal fii ak ñaar fukki at ak juróom may wax souvent Dakar nekkul concurrence ak Fatick
Dakar nekkul concurrence ak Saint-Louis. déedéet nekkul concurrence ak Kaolack. déedéet mais Dakar dafa nekk concurrence ak Abidjan. dafa nekk concurrence ak Cotonou. dafa nekk concurrence ak Niamey. dafa nekk concurrence ak Rabat au Maroc wala yeneen dëkk yi. loolu moo waral tey ñu développer stratégie bu ñu tuddee la métropolisation de Dakar. il faut que Dakar ñu renforcer ko en équipement, en infrastructure, pour que mu mën a compétitif sur le plan international. loolu mooy liggéey yi nga xam ne actuellement def nañ ko muy benn. ñaareel bi ñu organiser gox-goxaat yi en pôle territoire. parce que il faut ñu am ay territoire viable. ñu neex a dundee. ñu neex a dundee. xam nga tey Sine Saloum Fatick Kaolack Kaffrine. benn la walaay benn la. soo leen boolee. en termes de superficie. moo ëppale Gambie. parce que Sine Saloum boole leen c'est 2300 kilomètres carrés. La Gambie boo ko jëlee tu as 50 mètres de large sur pratiquement 500 kilomètres de longueur. jërëjëf boo ko multiplier foofu da ngay gis ne Sine Saloum li mu am ci doole. buñ ko renforcer. développer ko. ñu def la même chose au nord def la même chose au sud. Dakar ñu renforcer ko pour mu nekk métropole nationale. Sénégal naat Sénégal naat. loolu lañ ci jublu moo colonel looy tàggoo. waaw ay xanaa di rafetlu waxtaan wi rek di itam di ci jàng lu bari ndax Daouda Thiandoum wax nañu lu am solo. waaye daal li may dellu ci rek la ma waxoon mooy plan national de développement yi baax nañu. waaye plan national de changement des comportements am na solo nañu góorgóorlu ci loolu suñ ko defee jukko yi bu soppeekoo te ñu boole ki li ma leen wax rek ñetti yooyu yedd yee yit sanction il faut que mu am suñ ko deful duñu dem fenn nañu boole itam ci tabax yi nañ ci boole garab ndax garab dafa am solo sunu borom moo ñu ko jox tuddee ko xéewal am na saar woo xam ni sunu borom a ngi ciy wax suratul abasa inna sabbamna al maa sabban summa shaqaqna al arda shaqqan wa ambatna fiha habban wa innaban wa qadban wa zaytunan wa naxlan wa xadaika xulban wa fakiyatun wa abba mataan lakum wa li an'amikum ma ngay gërëm li mu ñu joxe gàncax yi xeet wu ne nee na man maay sotti ndox maay taw maay indi garab ngir seen teraanga yéen ak nga mala yi nekk ak yéen waaye bu tawee ñu commencé jàmbat bu tawul ñu commencé jàmbat lu xew duñu sénégalais du sant mukk foo leen fekk ñi ngi jàmbat te suñu borom waxul ni ku jàmbat ma dolli la dafa ni la in shakartum la azidannakum boo santee ma dolli la waxul ni boo saagaa ma dolli la waxul boo xastee ma dolli la nañu bàyyi xel ci loolu. jërëjëf colonel Momar Gueye la woon ak Daouda Thiandoum di environnementaliste ñi nga xam ne ci loolu la ñuy liggéey waaye ñu bàyyi xel ci li colonel tëjee léegi nga xam ne ci jikko yi ñu defaraat ko Sénégal ku ne war ngaa mën a sax ne garab gi maa ko fi jëmbat maa ko contribuer ci réew mi wax na dëgg Sénégal yi bu ko def réew mi dina mën a naat li Daouda wax ci ni ñuy defaree région yi yëpp dégg ngeen ko daañ ci ñëwaat ci yeneen numéro bi moo doon seen numéro bu njëkk ci seen émission Gam-Gamle ITV indi leen ko ànd ceeg nag képp koo xam ne jàpp na ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox daje ba beneen